une heure benn waxtu jot ca Tivaouane ca Touba Mbacké àjjuma mubarak mbokk yi asalaamaaleykum ci xibaar yi digg njoloor yi li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na lu jëm ci démb daara ji kawe ja nag ab jàmmaarloo way dox ci diggante way takk der ak étudiants yi ci seenu payoru bourse ab néeg tàkk jëppet di pavillon des mariés chambre 28 ginnaaw sapeur pompier sax ak seen yéex ak ñëw terewul li nga xam te moom moo di néeg ba dara desu fa Jibi Sarr Joni demoon na fa. liggéeykat yi nekk ci li nga xam nag moo di hôtel bu King Fahd Palace mer ba futtu ñoom nag ñaxtu jëmale ko seenu dëkkuwaay wa ñuy sàkku ci barab boobee ci liggéey bi ak anam ba nga xam nag loolu la ñuy recruter ci kilifa kër ga di directeur bi di def naka su dul noonu ci ni ko neex ku ma am ndey ku ma amul ndey daal nañ koy naqarlu. ci biir xibaar yi dana ci gën a yaatu lu jëm ci nag it ak déggoo gu am jamono jooje nga xam nag Jidda Caaroy Kaw marché boobee di jaba ñu doon ko xëccoo ci diggante Wakhinane Nimzatt ak Jidda Caaroy Kaw mujj na am ak mujjantal ndax jëriñ dañu gàll lépp lu jëm ci wàllum biir réew moo ca tab bi. ci wàllum tàggat yaram ca Ndar Géej ligue régional football ñoom jamono ji nag daanaka njaw di des ñu xam ne tàggat téeméer ngir ñu am ab renouvellement ñeer seen instance yooyu di nag leen club boobee ngir waajal ci wàllum jongante ginnaaw ñeenti yoon ñuy amal assemblée générale boo xam daal dafa mujj avorté maanaam dañ ko lajj ginnaaw ba kii di président ba nga xam nag moo président sortant ba amuk daanaka opposition bu mu wane ci mbir mu ni mel dañ ci dikk ak yeneen i ponk ci biir xibaar yi faram fàcce ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci àjjuma mu barak dalal leen ak jàmm ci xibaar yi ci yàttal wax nañ ko ci ndottali bokkoon ni ki démb ci daara ji kaw ja université Cheikh Anta Diop bu Dakar jëm nag ci jàmmaar la bu doxoon way takk der yak étudiants yi foofee ñoom nag mu mujj daanaka ab nekk tàkk jëppét ginnaaw ab lacrymogène bu ñu jàpp ne moo fa dugg mbir moomee nag naqare lool étudiants yi nga xam daal ca chambre pavillon lii di pavillon des mariés chambre 28 ñoom mbir ma sax mujjee daanaka tàkk jëppét ginnaaw naam sax ñii di sapeur pompier ñëw nañ terewul étudiants yi daal ña ngay sàkku ab indemnisation di ndàmpaañ jóge ci lu ni mel Jibi Sarr Joni lañ ciy teewlu. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tàng na lool jékki saay sànni jékki saay dellu si xeer yeeg grenade yi ñu koy sànni fu ne police yi dem ba def benn intervention ci la nag chambre 28 bu nekk ca pavillon des mariés boo xamante ne ni ay étudiantes yu nekk ci Louga ñoo fa dëkk dal di tàkk ba jeex ndax ab lacrymogène buñ fa sànni ñii di ay témoins ñu ngi ñëwaat ci ni mbir mi tëddee. ñu yeewoo noonu ñu toog di ndékki jékki-jékkee lekk kii bi lakk gis luy ñëw lekkate lacrymogène bi la bi mu ñëwee mu percer fenêtre bi laal matelas bi directement jéem nañ wut ndox pour fay ko mais c'était trop tard ñun affaire bi dugg nañu. néeg bi nag dafa lakk ba jeex ndongo yi sax nekkoon ci bile néeg ñu yóbbu leen ci centre médical. xam nañ ni kii nañ sant yàlla parce que puisque kenn deewu si lépp lakk na suñu ñun ñëpp presque yoroon nañ ay ordinateur lépp a lakk gisoo benn yëre bii moo ma dese man. ordinateur ñoom ku si nekk amul nga sa ordinateur xool ordinateur yi yàqu na bii sax au moins moo xaw a tane nii ak seen portable yi lépp yàqu. kuréel gi ëmb nag élèves yeeg étudiants yi nekk ca diwaanu Louga lëngoog seen i mag ñuy sàkku ci bu mbir mi jeexee kilifa yi ñu daal di jox ay ndàmpaay ñi loru ci bile lakk. mooy gannaaw bi nu métti loo li nga xam ne si moom la GMI def dañuy woo état du Sénégal. ak bànqaas yi nga xam si ñoom ñëpp ñoom ñoo yor wàllu woowu muy le ministère muy le kudd ñu ndàmpaay ñu dàmp xale yi lépp luñ fi ñàkk ci ay ordinateur mi ngi nii ay téléphone ak seen i matériaux ak recherche yi ñu defoon yëpp ñu joxaat leen lu toll noonu ngir ñu mën a continuer seen njàng. coow li mu ngi bëgg a ëppi loxo ca daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li waral sax bile grève bokk na ci master 2 yi nekk ca université nag ñoom ñoo lëngoo di sàkku ci ñu accompagner leen ci wàllu koppar fay leen seen i rappel ak seen i mensualité. Joni Jibi Sarr am na ñoo xam ne bu ñu maytul daañu dem grève di liggéeykat yi nekk ca hôtel King Fahd Palace ñoom nag moo ko métti lu jëm ci li nga xam te moo di seen dëkkuwaay ba ñuy sàkku ci rek di habitat social ñu war leen ko jox waaye tamit jëm ci ñaawlu recrutement ba na mi amee ci ku ma am ndey ku ma amul ndey ñu jàpp ne daal kilifa kër googee lii daal nekk fa lu rek yaama neex ñu métti lu ko ba fa métti lu yem am na ko yore seen kaddu ci kuréel googee day liggéeykat délégué nekk ca barab ba mi ngi wuyoo ci turu Omar Diop am na ay kaddu ñu mu waddal ñu teewlu ko. habitat social dafa nekk mbir moo xam ne dafa yittewoo bépp liggéeykat ñii di gérer tey bi ñu ñëw di jël see kër gi dañoo ñëw fekk ñu nekk suñu programme habitat social maanaam kii ñëw di gérer dafa ñëw fekk ñu am si acquis
boo xam ne gouvernement du Sénégal moo ko defaloon avantage yu liggéeykatu méridien président bi woon. mu ñëw ne moom donc bon promoteur yi mu fi fekk du liggéey ak ñoom mu dem tànn ji promoteur boppam ñu leen di oowee Socabek jël suñu 186 millions yónnee foofu la koy yóbbu dugal ko fa ba tey mu ngi naan direction bi nee na génn ne une valeur de 1 milliard 80 millions. dugal nañ ko Socabek te Socabek nee nañ xaalis bu duggul si ñoom suñu inquiétude mooy tey xaalis boobu ñu génne ne dugal nañ ko Socabek ne duggul si ñoom xaalis boobu fan la nekk tey. weesu na kumba am ndey kumba amul ndey tey recrutement bi am kii faat amatul Sénégalais bu nga xam ne sañ nga toog ne moi je suis apte jàng naa ba pare am naa samay diplôme am naa droit uti liggéey fu ma neex si Sénégal ñëw bind sa demande teg amatul tey gestionnaire bi rek. il est habilité à recruter te recruter tul dafay jël ay liggéeykat yoo xam ne affaire clanisme la affaire de mbokk affaire de politique et on interpelle les autorités parce que là c'est irresponsable parce que dëkk bu ñu demee ba boddante commencé xam ba ko boddante commencé am nit ñi di ko dund di ko gis ba di ko ruumandaat ci suuf je pense que loolu autorité bu responsable di ko seetaan parce que bombe à retardement social la te loolu waruñu ko bàyyi muy bay la dañ ko war a taxaw xeex si nu mu gën a gaawee. ñii nee nañ dañuy taxaw xeex seen i jafe-jafe liggéeykat yi nekk ci kër taskatu xibaar bii ñuy duppee APS ñoom mérite ba futtu jëm nag ci seen kër googu ñu jàpp ne war nañ ko joyanti defaraat ko ndax dafa joy ñu nekkoon ci ab site yi ngir nag naqarlu lu ni mel section syndicat Synpics boobee bu APS ñoom jamono ji di sàkku ci kilifa yi daal ñu indi ci ay saafara naam njiitu réew mi biral na ci ab conseil bi muy seq ak jëwriñ yi di conseil des ministres lu jëm ci nag ñu fexe gën a ñoŋal kër googale ñoom nag nee nañ lu mu gaaw ñu xeeb ko ñu teewlu ci Abigay. liggéeykat yu agence de presse sénégalaise li ñuy sàkku mooy ñu yeesalaat seen bërëbu liggéeyukaay gi ñoom nag ñuy ñaawlu seen statut bi ñu jàppee ne dafa xeewi. APS mënutul nekk épique il faut que mu changer mooy lan mooy APS moyens yi ñu koy jox dafa néew ba weesu néew il faut ñu jox ko ay moyens dëgg bi mooy lan mooy il faut également APS am une nouvelle politique éditoriale. Sénégal tey ñaata télévision privée ñoo fi am mais est-ce que xam ngeen ne après télévision privée yi daf leen war di jox ay vidéo est-ce que xam ngeen ko war ñu joxe rek ay dépêche dafa xewi. ñoom liggéeykat yooyu nag ni ci àllarba gi demoon nañ ca inspection du travail waaye nag am na ay ponk yoo xamante ne amul déggoo ba tey. la question centrale bi nga xamante ni mënu ci andi tontu te mooy suñu point de désaccord signé nañ procès verbal en disant que ça c'est un point de désaccord mooy lan mooy li ñuy kaas ni mooy ñu gën a fulal APS mooy ñu changer statut APS mooy ñu jox APS ay moyens mooy liggéeykatu APS yi mën a faju bu ñu feebaree mais duñu ay machine sax bu feebaree da nga koy réparer. ñu ñëw teewee ci ndaje bi ngir dooleel seeni naataango Synpics di ñaax nguur gi ngir mu indi ay saafara ci jafe-jafe bii. Nous exhortons les autorités à faire leur mieux le plus rapidement possible pour sauver l'agence de presse sénégalaise qui est la doyenne des agences africaines. monte sax ci conseil des ministres njiitu réew mi daal dinay sàkku ngir ñu yeesalaat statut bu APS ñii di liggéeykat yi nag di xamle ne dañoo war a baral boobu processus. buur dafa joxe ndigal mooy lan dafa ne nañu gaawal suqali APS loolu la wax mooy nañu accélérer modernisation APS accélération nag boo ko déggee mooy na gaaw mënta bokk na yeex. ñuy toog di ndëgëneku saafara am ci seeni jafe-jafe liggéeykat yi nekk ci APS nag jamono ji di amal service minimum. beneen jafe-jafe bokk na ci ISRA ñoom jàpp nañ ne soxna bi kay amuñ dara lu jëm ci wàllum nag jumtuwaay wala bokk politique bu mën a doxal seen kër googee ñu jàpp ne naam sax li nga xam te ni moom moo di budget ba toll na ci 4 milliards terewul njaw di deseni xambin ci seen ko liggéey jamono ji nag ñoom ñuy ñaawlu lu leen ñàkk bokk faydaal ki ñu leen ñàkk faydaal ci anam bi ñu doxee kii di secrétaire général bi moom xamle ko di Tamsir Mbaye am na kàddu yoo xam nag daan na koy ginni ci wàllum leeral jox ko suñu naataangoo kii di Mouhamadou Diallo. ISRA da di institut boo xam ni dafay laal mbay di laal sàmm di laal napp di laal àll bi mais di laal tamit koom-koom ci biir àll bi loolu nag ngir mu def ko dafa war li nga xam ni gouvernement du Sénégal daf koy jox ISRA te mu néew lool matul sax téeméer bu ne boo ko jëlee juróom fukk yi ñu ni loolu nañ ko yokk ngir ISRA li nga xam ni moo ko war mu mën koo def te ñàkk budget boobu dafa tax ISRA mënuta tax
taxawaay bi nga xam ni moo ko war ngir li nga xam ni baykatu Sénégal sàmmkatu Sénégal nappkatu Sénégal ak ñiy dem ci àll bi soxla nañ ko dëgg ngir jëmale seen yëngu-yëngu yooyu kanam ngir am ci dara réew mi tamit am ci dara mën a jëm kanam. bu ñu seetloo hôpitaux yi ak clinique yu bari ñu ngi tàmbali di ñu bañatee jël amuñu tamit IPM suñu IPRES tamit tey jii nii amuñu benn lu ñu leer ci cotisation yi ñaata la kan la nan la booy dem retraital au cas par cas kenn dinañ la jox mais gouvernance yorin bu gën a sell soxla na leneen. lu nu mel sax moo waral ñi di waa confédération nationale des travailleurs du Sénégal di CNTS ñoom nag nar a am wàcc ci ñaar fan ak ñett ci janvier bi atum 2018 bi jëm na nag ci gën a fas yéene xërtal ñi nga xam nag wala ba ma kilifa yi ñu bàyyi xel këru liggéeykaay yi ñu jàpp ne jamono ji daal ab gumbu métti dal na leen di jàngoro yi tawat boo xamante ni jëm na ci ay jafe-jafe yu métti yu tar loolee nag na war a dakk mu jeex noonu la ko xamle moom kii di Lamine Fall yore kaddu kuréel googe wala boog adjoint ki yore kaddu kuréel googe ñu teewlooy kaddu. CNTS comme ni ngeen ko xamee dafay organiser le 23 prochain mardi prochain benn marche boo xam ne bi dañu marche de protestation la marche pacifique la de protestation mi ngi am ci place su obélisque lañ bëgg a déparé ba RTS yuuxu la nag ndax dañu teg carré ji dafa yàgg te ñun CNTS ñooy central leader ñooy central bi ëpp doole ci Sénégal parce que élection yi mujj yi am 2017 ñun ñoo nekkaat ci kanam kon ñu jàpp ne itam waruñu seetaan rek moo tax secrétaire général woote woo secrétaire exécutif woo bureau confédéral ñu taxaw ne kon nañu yëngatu bi nag def nañ point de presse marche la ñu jëm marche bi nag su paree su dara yëngatuwul xëy na leneen dana am parce que nous am nañ forme de lutte yu bari kon marche bi li ko wund mooy en tout cas interpeller autorités yi interpeller opinion bi mais aussi le patronat pour que ñu xam ne li xew ci monde du travail mënul continuer loolu si gouvernement moo ci war a taxaw parce que c'est son rôle de faire respecter la réglementation loolu nag moo xew malheureusement partout dans beaucoup d'entreprises accords yi dégg ngeen ko enseignants yi ñi ngi yuuxu parce que effectivement il y a beaucoup d'accords signés qui ne sont pas respectés même dans le secteur privé donc yooyu yëpp nekk na ay points yoo xam ne textes yi nga xam ne aussi moo ñu régir y a des textes qui datent de 82 la convention conseil dialogue social mi ngi ciy wax ce matin c'est vrai mais dañ jàpp ne war na yëngatu war na soppeeku. ci kërug liggéeykaay yeeg wopp gi ñu wopp foo laal muy metti ñu war ko joyanti ci xewu Sénégal wax leen juñoon naa ko ci ndorteelu xibaar yi jëm ci gox bu Jide Caare kaw ak Wakhinane Nimzatt amoon xëccoo jëm ci ja di marché bu ñuy duppee marché bu bees coow loolee nag yàggoon ci diiru ñetti at daal nañ leen di àttale ki nga xam nag moom moo di wala bokk laataa loolu sax lu jëm ci mbir moomee di année sociale 2018 bi nga xam nag njiitu réew mi noonu la ko xamle ci nag wàllum dimbalante ba tey tërëwul njaw di des suñu xambin askan wi nag daal nañ ci béj ji wax ci seen gis-gis ak seen xalaat Mariam Birane Ba Diop soloon ay dàllam dajek ñenn si ñoom. Mouhamed di ndaw bu yore laago mu ngi dëkk Ngor village yor fi nag benn cantine ngir daan dooleem. man maa jeune handicapé boo xam ne bëgguma dem ci mbedd ñaan bëgguma taxawal ci mbedd ñu ñaan dafa di li may lim maa ko moo sama bopp maa ngi liggéey mais maa ngi taxalee mais neexul. moom nag ci ay yëngu-yëngu boppam la nekk mu yàgg ci lool muy góorgóorlu ci lu mu am donte kenn jàppaliwu ko ci mbonte njiitu réew mi ne woon na atum 2018 dina doon atum social maanaam gën a taxawu néew di doole yi jëmale ci jigéen ñi ndaw yi ak waylaago yi. booba léegi suma dara ndax xamante ma toog di liggéey man ma gis maay débatté sama bopp amul kenn ku ma satisfaire ci lenn li ñuy wax ay aides yi ñuy wax ma du ma ko dégg du ma ko gis. gëmuma année sociale. dama yaakaar ni naxee mbaay la rek ñu yaakaar ni ñoom ñoo gën a yeew nit ñi boo demee ci hôpitaux yi di nga xam ni Sénégal nit ñi dañu sonn boo demee ci école yi di nga gis situation élèves yi ak situation jàngalekat yi situation bu métti la. gannaaw yëngu-yëngu yu waa ji fësal am ñeneen ñu gëm ni njiitu réew mi dana matale li mu wax. je pense que Macky Sall tey ji loolu dina fexe ba
politique bi nga xamante ni moom la tëral mu fexe ba loolu aboutir beneen bi tamit mooy ñu bàyyi ko un peu avec son gouvernement un peu compétent du tout pour que ñoom ñu fexe ba jeunes yi tey jii ñu dugal leen ci ay société war nañu fay leen formation professionnelle. ñu ngi dem ci élection présidentielle juróom-ñaari at nga choisir benn at mooy 6e année. Moyen de 11 mois parce que ñu ngi février ñu ngi janvier moyen de 11 mois nga naan damay ñëw defar sénégalais yi c'est pas possible. naxe mbaay wala wante lu mu ci mënti doon njiitu réew mi wane na yéeneem ngir jàppali néew di doole yi ak xanaa toog xaar ba xam ndax bëgg-bëgg googee dina ko firndeel ci li des ci atum 2018. Mariane Birane Ba Diop ni ma ko junjee woon sànq jëm ci wàllum nag jaaba nekk cële ca Jidde Caaray Kaw ak Wakhinane Nimzatt dox seen diggante diirub ñetti at mujj nañ leen a àtte jëwriñ ñu gàll lu jëm ci wàllum biir réew mi moo fay jaar kenn ku ci nekk nag la féete sa boor ca ngay waaf toog docteur Cheikh Dieng may njiitalu bokk moomeel bi di Jidde Caaray Kaw kàddu yu leeral yi dénk na ko sunu ndaw ya ñu fa toggal di Ablaye Wajenga ak Ibrahima Togala. Donc ministre de l'intérieur bi mu gisee ni xeex bi tar na ci biir Jidda Caaray Kaw dafa woo gouverneur woo ñaari préfet Guédiawaye ak Pikine woo ñaari maire ma ne ko monsieur le ministre lu mën a indi jàmm mooy ñu appliquer décision justice bi mooy Jidda Caaray Kaw du nungu kenn di jéggi ci tëli bi du dugg ci commune am di fa récolter ay taxes mu ni ay la yéwén wax nga dëgg kon dinaa ñaan Jidda Caaray Kaw mu yem biir commune am ma ñaan Wakhinane Nimzatt mu yem biir commune am bu ko defee ku nekk bu toogee ci sa biir commune jàmm ni ñooy ñu ne ko ñun loolu lañ doon wut loolu lañ doon xeex depuis juróomi at sa ministre bi nga xam ni moo la jiitu kooku nunguloon appliquer décision justice bi ndax préféré appliquer décision bi nga xam ni moom la ko Aliou Sall waxoon kon loolu dañ ciy gërëm sant ci Aly Ngouille Ndiaye ci son sens de républicain bi nga xam ne doxal na ko ci boobu justice ci boobu dossier appliqué nañ ko depuis ministre bi. wax lu soxal daggum garab gaamoon ca bët Saalum ca Casamance mu mel ne kilifa ak réew mi di président de la république Macky Sall daal naa nag jibal kàddoom jëm nag ci dakkalagun lu jëm ci wàllum dagg yi foofee ci garab yi moom moomee sax jàpp ne nañ car lëñ ba wala bokk ci mbaraat lii di code bi ñu dëxañoon ci wàllum nag forêt bi foofele ñeel nag mbir mi tax ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu yi ku ci mel ne Aliou Sané di ab écologiste rafetlu loolee jàpp ne xeex la bu ñu yàgg sax di def kii di Abdou Sané moom it jàpp ne lii nga xamante moom di dogal boobee tamit jëm ci wàllum lii di zircon nañ ko ci gën a yaatal yemale ko bañ ko yemale rek ci wàllum garab yi yaatal ko ci yeneen bànqaas yi Codé Ndiaye ci nu mu gën a yaatoo. gannaaw buñ nemee ko ab jëye bu amoon ca àllu Casamance bi ca Boffa Bayotte njiitum réew mi nag tàmbale jël ay décision ñeewal àllu Casamance bi moom nag mu jël dogal dàkkal bépp permis de coupe de bois ñeewal àllu Casamance bi décision bu ni mel nag ñi nag di saytu ak a sàmm lu jëm ci wàllu environnement di ko rafetlu. décision bi président bi jël ñëpp kontaan nañu ci décision boobu dafa nekk décision boo xam ne mooy décision bu mu war a jël tey nu mu ko jëlee nii dina tax ñëpp mën a toog mu dalal xel yi yemul foofu daf ne code forestier bi foog ñu seetaat ko révision code forestier mooy tax léegi lépp loo xam ne bu njëkk ba jël ñu koon en compte mën nañu ko ci dugal ba nga xam ne dañuy am code forestier bu verrouillé boo xam ne kenn dootul am prétexte pour def lu ko neex. dañ koy rafetlu waaye nag dañuy wax ne tamit daf ñu fekk si parce que tamit bi fi Aïdara nekkee ministre de l'environnement loolu lañu doon ñafe même suñu nekkul ministre de l'environnement sax loolu dañ ko yàgg xeex te dañuy tamit am contradiction yu bari dañuy wax ne Casamance depuis 10 ans dañu ne kenn du fi laal garab boole si suspension bi fan lay am suspension territoire national la wala Casamance la il faut que loolu tamit ñu leeral ko mais ñun xam nañ ne lii moom mesure bi waroon nañ ko def bu yàgg. bu ñu sukkandikoo ci kàddu Abou Sané sàmm àllu Casamance bi nag dafa rek ñeewal itam impliqué dëkk yi nga xamante ni ñoo wër Sénégal yu ki demee ni ki Gambie Guinée Bissau ak Guinée Conakry. il faut que ñu jéem a seet ci sunu diplomatie nan la ñu mën a discuter ak sunu voisins yi ñaar Guinée yi Guinée Conakry Guinée Bissau mais ak Gambie lan la ñu mën a def pour ñu mën ñoo jàppale pour ñu woon leen ni xeex bi ñun ñoo ko bokk parce que tey lu dal Casamance ci forêt day dal Gambie day dal Guinée Bissau day dal Guinée Conakry. responsable bi fare ci parti des écologistes moom jàpp ni
ngir nag mën a sàmm àllu Casamance boobu itam faw nag ñu daal di ciy boole askan wi dëkkee ci gox yooyu ngir nag ñoom itam ñu mën a dugal seen loxo ci xeex boobu. ñu naan nit ñi dañu war a jóg jàppale état bi ñu nekk ay relais daal maanaam bokk si ñiy gérer li fa xew voilà loolu mooy dëgg mais waxuñu nag ngay yor yat di dóore wala ngay dàqe wala ngay reye dañ la wax nga woo autorités yi nga xam ne ñooy autorité compétente ñu ñëw ñoom def seen liggéey. àllu Casamance bi nag ñu koy faral di caxatee yenn saay sax ay doomu aadama yoo xamante ne nii amuñ benn autorisation ñoom ñooy amal lu ni mel loolu nag waral nguur gi jël dogal ngir nag dakkal lu ni mel njiitum réew mi nag moom dugal ci loxoom ndax nag dañu jàpp ne àllu Casamance bi dañ ko rek war a protéger. Ndiaye Koldé dogal boobee sax ñi ñuy duppee ay cadre Casamance bi di ay kàngam yu fekk baax ca barab boobu rafetlu ko ci diwaan ba jàpp ne nag sax loolee dañ ko war a gën a yokk ba diirub juróomi at maanaam dogal bi ngir maanaam may féex aafiya loolee di tàkk bi maanaam forêt bi mu mën a lenq la ko waat ñu mën faa jëmbataat yeneen ci ay garab. Balla Moussa Dafele wuyo muy njiit nekkoon na sax njiitul gox bu Sédhiou ay kàddoom Mansour Sow moo ko taataan. benn ci décision bu important bu chef d'État jël nii pour arrêter coupe de bois interdire ko sax pendant un certain temps ça peut être 5 ans comme nous le proposons 5 ans de vraiment où on va arrêter de couper la forêt casamançaise pendant ce temps on va contribuer ñu reboiser ko ñu def ay plantation même bu dul ay tekk wala garab yoo xam ne dinañ aar il faut aar 50 ans wala 40 ans 30 ans pour man ñu mën a kii mag pour ñu daggaleen mais au moins arbre fruitier yi notamment anacardier yi orange yi ak yeneen xeetu garab yoo xam ne dinañ ko mën a jëriñoo. bokk na ci leneen ci xibaar jëm nag ci li nga xamante moom moo di fexe ba gën a ñoŋal wàllum tourisme bi ñuy jóge ca tugal ca bitim réew di ñëw di dalloo fii ci réew bu Sénégal loolee ñu gën ko yokk moo tax jëriñ ci ñu ko gàll nag dem amal ci ndaje boo am solo boo xam naa day fexe ba loolee ñu am ñàll yoo xam naa dañ ca mën a jaar ba loole mën daal di yem. ñu wax leneen ci xibaar bokk na lu jëm nag ca gox bee di Mbàkke coow am ci diggante seen njiit ya ak ña ñu jiite ca diwaan ga mu mel nag bokk na ci ay xibaar yoo xam nag ma nga soxeeku ci ñii di conseil national bu jeunesse ba ak ñi nga xam nag ñoom ñu di ay kuréel yëngu ci wàllum tàggat yaram ak caada nekkoon ci ak maanaam mbiwoo ak wala bokk ak mbaaso njiitalu gox ba nag daal di weddi lu ni mel ba mu set wecci indi ci ay kàddu yu gindi ay leeral ñu jox ko nag sunu ndaw ba nga xam nag moo ñu fa toogal di El Hadji Modou Gueye. compte administratif bi nga xam ne moom la ñu sukkandiku ngir taxawal débat d'orientation budgétaire andi na coow ci biir commune bu Mbacké ay ndaw ak ay sportif ak ñuy yëngu ci wàllu aada ak cosaan nee nañ document boobu def ci bëri ay xabaar yoo xam ne wërul rawatina lu jëm ci wàllu subvention yi ñu jagaleen ndaw yi ak sportif yi. En ce qui concerne la jeunesse une subvention a été régulièrement xam ngeen ay tubaab la du ay olof. accordé au conseil communal de la jeunesse. di que lii tricherie la tricher. moom kilifa la moom su ko nit ñi rusee na rus boppam moo gën muy bind di wax loo xam ne dara amu ci. xam nga ñun culture ñun dañ dul nëbb suñuy wax ñun kilifa bala muy wax day xoolaat waxam bu baax segg ko seggantal ko doo ko wax lii mooy yëpp population bi. xam nga bu waxee ci culture muy la compagnie théâtrale étoile boobu da koy subventionné chaque année mu koy def loolu xam nga ne du loo xam ne wax ju yanu maanaa la. tontu maire ba daal di daanu fi saasi moom mi nga xam ne moo doon jiite débat d'orientation budgétaire pour session 2018 bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci salle de délibération bu commune bu Mbacké. mais ku ko contesté kay ñun leeral nañ tout ce qui se passe xam nga dafa am ñaari élément li ñu wax fii kenn mënu ko dindi looloo waral ñu bind ko. ñu wax rajo yi nañ ñëw ñu def ko direct ba amoon luy lëndëm ak lu jubati duñ ko bind ci kayit woo askan wi ba pare def ko direct Sénégal gépp di ko dégg beneen bi ci des payeur bi nga xamante ni dafa am sa responsabilité personnelle et pécuniaire document bi ñu produire payeur bi moo ñu jox information yi moo tax bi mu waxee ba pare avant le payeur di dem mu jël micro bi mën ko jox pour que payeur leeral te document bi ñu liggéey suñ ci paree ñoom dañ koy jël ak seen acte administratif yi am yëpp envoyé ko Cour des comptes. atum 2018 bii nag
commune bu Mbacké mi ngi jëmale budget ci secteur yi nga xam ne ñoom ñooy santé ak wàllu jàng ak jàngale. jaajëf El Hadji Modou Gueye wax leneen bokk na ci nag ñi nga xam nag ñoo di collectif bi mbu ñuy xeex ñii di franc-maçon yi ñoom nag ñaawlu ba fa ñaawlu yam ndaje bi ñu fi bëggoon amal ñoom sax wedd nañ ba mu set wecc ne tuxal gañ ko bëgg a gañ ne dafa am dara amu ci ay tur lëndëm dong la te daañu sol seen i daal ne coow ci kër kilifa yi diine yi ngir nag àgg fa li nga xam te mu leen naqari ci loolee duñ ci yem it wàllum nguur jigéen mi ci réew bu Sénégal nee nañ loolee bëgg nañ mu daal di dakk wax leneen ci xibaar soxal nag ubbite fukk ni ki démb barab bi wala bokk sommet bi ñu jagleele wàllum jàmm ci dëndu Afrique kilifa ak réew mi daal di ko woon nag jiite moom président Macky Sall bokk na ci nag fexe ba wut ñàll yoo xam daal bu ñu fa jaaree lii di dëndu Afrique jàmm dana fi lëmbee loolee nag bokk na ci ñu gën a lëkkaloo doon benn nekk wenn say loolee nag bokk na ci tamit lam ca proxlu wax ci nañu war a jàppale Talibo Dabo di ab centre waaye tamit lii di village d'enfants di SOS loolee lépp bokk na ci ab jàppale bu ñu leen war a jàppale njiitu réew mi loolee mu xamle ko ni ki démb Mansour Sow mi ngi fa woon. ndaje mi doon lu njëkk nag ci dëndub l'Afrique lu toll rek ci ñaari junni yu toftal ñeen fukki personnalité politique ay ndaw waaye tamit ay boroomi xam-xam yu bàyyeeko nag lu toll ci rek ci téeméer yu toftal juróom fukki réew yu nekk ci àdduna wërngal këpp Sénégal nag doon réew mu njëkk ci dëndub l'Afrique muy taxawal ndaje mu mel noonu lay waaye nag ñoom ñi nga xamante ni tey jii ñoo amal ndaje mi lay fii ci Sénégal xamal nañ bu baax ni seen kuréel googu lii wute na lool ak kuréelu franc-maçon yi nga xamante ni tey jii moom la ñu bëree bëri di coow ci dëndub l'Afrique. bi ma dajeeg ñoo xam ne ñoom loolu la ñuy doxee di jël seen alal di ko def ci àddina bi fu nekk ci këru jullit yi ci këru yéefari fu nekk foo xam ne ñàkk na jàmm ñu ngi ko fay def ñu ne ma dañ ko bëgg a def Sénégal ba pare xool nan lañ bëgg a amee coopération ak Sénégal yoo xam foofu la ñuy jaaree pour dem ci biir Afrique dama leen di tàllal loxo. waaye nag ndaje mi dañ koo tënkoon rek ci naka loon mën a def rek ba xalaat Afrique gu yees Afrique goo xamante ni tey ji dina suqaliku gën ca kanam waaye tamit ñu sukkandiku lépp loo xam ne ay meññeefam lañu thème boobule sax dafa ñëw ca jamono gañ ko soxlaa ndax l'Afrique gannaaw ba nga xamante ni nag dund na li ñu duppe traite négrière te maanaam njaayum jaam waaye tamit ay xeex yu bare bare yoo xamante ni dafa tënkoon rek ci wàllum l'indépendance tey jii nag fanweeri million kilomètres carrés yi nga xam ne ñoo nekk ci dëndub l'Afrique bari na ay potentialité maanaam ay meññeef yoo xamante ni tey jii sax buñ ko jëfandikoo ci anam yo mu gën yi yokkuteeg Afrique. Afrique qui crée. Afrique bi créé di xalaat waaye tamit muy dox warul di toppatoo dige bi ñuy jàpp ci wàllu continent bu ëllëg dafa war a dëggal boppam te ñu nangul ko ne ci liggéey bi la bokk rawatina ñiy jël dogal ci àdduna bi yëpp ñeel jamono ji ñuy dund waaye itamit li war a ñëw. le dynamique du présent et du futur. li nga xam ne moo xew Tunisie temps yi rek demoon nañu ba yaakaar ni affaire Tunisie jeex na mais bi nga xam ne ni problème mu ndóol mi kenn réglé wu ko foofu ñi dañu wàccaat si mbedd mi di def seen manifestation ñi ngi ñaan nag yàlla que loolu du am fii. lël bi nag teewee nañ ko ay chef d'état et de gouvernement yu bàyyeeko ci gox yu wute ci àdduna warngal képp njiitu réew mi président Macky Sall jot fa nag prix ab raaya boo xam ne ñu ko duppee prix leadership pour la bonne gouvernance maanaam taxawaayam bu mucc ayib bi nga xam ne nag da ko taxaw ci dëndub l'Afrique ba fexe ba jàmmoo di fi am. prix boobule sax li ko gunge bokk na ci juróom fukki millions yooyu nag mu jébbal ko centre Talibou Dabo ak village SOS d'enfants. Sow Mansour jaajëf wax lu jëm ci wàllum tàggat yaram bokkoon na lu ma junjoon ci ndorteelu xibaar yi ca Ndar Géej biir Gànnaar bokk na ci nag lu jëm ci lii di ligue régionale ñeel wàllum football jafe-jafe la am ngir nag mën a yeesalaat lii di bànqaas yooyu di ay instance mu mel ne nag ñeenti yoon ak yi ñuy defum ndaje boo xam daal day mujjee lajj la ko wun bokk na ci koo xam nag moo nekk collectif des clubs ñoom am camp boobee daal di nag lànk kandaaral ne dañoo bëgg a amuk coppande yenn saa yi bu ñuy bëgg a def ci biirub ndaje yooyu te loolee xel mënu ko nangu ñu ànd ci ak kii nga xam nag moo di Gàmbi Diagne taataan kàddu yi El Hadji Mokhtar Gueye ci ay leeral. ci affaire délégué club yi fukk ak ñaar lañu dañ leen war woteel ki leen war woteel mooy délégué club affilié waa club yi délégué ñoo leen war woteel mu jafe ko noonu ñu yaakaar ni loolu dëppoon na ak ñun li ñu yaakaaroon waaye ñu wote wot bu ne rek 14-14 égalité ñu toogaat quelques jours ñu defaat
assemblée waaye li yéeme ci assemblée boobu dafa ñëw changé vote bi ñu doon def bi mu woowaatee mu ñu léegi daal changé noonu léegi daal pour 12 yi ñëppay wote ku ne benn voix clé bi benn voix structure yi benn voix ñi doon am ñetti voix benn voix ñëpp benn voix ah ñu ne ko yow lu tax nga changé affaire bi fan nga fa teg mënu ko wax ci ban disposition la ne mënu ko wax waaw. mbokk yi yegg ak yéen ci njobbaxtalu xibaar yi ponk bi mujj li ñuy xëy tey ak yëglekaay yi sama sëriñ Modou Mbacke moo ko nafar. Sénégal day coow laa ngi jolli jeexagul rëkkal mbaama rëkk jaa ngi jolli direct téléphone réew mi yëngu noonu réew mi raw ci luy baax ruq yëpp ay nux-nuxi yëglekaay bi ni xoolal jàngalekat yaa ngi geraw waa santé di waaj a geraw ñu yaakaar ne ca lay yem waa poste ngay buur a kadal ñu nuy déetawaay démb étudiants yee ay ci xeex bi UCAD dafay yendoo tàng liif ak lacrymogène lépp a doon jolli ànd ak xeer yi étudiants yi ni caaxaan faaxe dañoo son dañoo tàyyi lan mooy nday dégg nga nguur gu ci boppam dañu fay suñuy bourse ca buñ taxawee di ko laaj alkaati yi fekk ñu fa duruñu ay liif ak lacrymogène c'est pas normal yàlla baax nekkoon Bakar moo naa waddu démb ca UCAD ndax police yi ci boppam dañoo dàq étudiants yi ñu ni déetawaay ñu fekk leen ca biir daara jam dóor leen ay lacrymogène ba lakk fa benn chambre étudiants yi ni c'est pas normal ndax bu fekkente ni dégg nga Macky Sall nguuram ci boppam nii la bëgg a nekk ci bopp réew mi li mënta way étudiant bu wax Macky Sall dóor c'est pas normal étudiant bu wax Macky Sall dóor ana lii mooy lan étudiants yi ni billahi laa la waxal ni lii raam nii ci ñag ba la jëm waaw dictature la Macky Sall mi ci boppam buñ ko bàyyee nii mu nekkem dina jàpp Sénégalais yi njaam ca nag nan dem directien fa bàyyeegul lam ca timbax bokk na ca ni jamono ba nga xamante ni bii ikaata ngay tàkk étudiants yi bu rek a dal alkaati yi sànni lacrymogène yi boobee fekk na dégg nga privé baa ngay jooy fi mu toll nii dégg nga état bu Sénégal ci boppam ameel na privé bi lépp 6 milliards francs CFA ci bor yëgle kaay bi ni lii mooy firndeel ni Macky Sall nguuram ci boppam amuñu programme pour njàngum xale yi Sénégalais yi mën a dox lii mooy problème mu Sénégal les économies may leen moom Sénégal problème yee bari jamono ba nga xamante ni bii njàngu Sénégal gi feebar na pajum Sénégal gi feebar syndicaliste yi buur a dal li gën a garaaw mooy suñ démocratie bi fi mu toll yàqu na du samay kàddu de les économies mooy wax yëgle kaay ba ni xool Sénégal ana suñ démocratie bam la fi Senghor bàyyi woon Abdou Diouf ba ko fi Wade ñëw yokk ko Macky wàññi na ko